jaageen jëf min ngeen hashtag bi dañuy rappeler rek hashtag bi Bi Du Plus la sunu net Facebook live YouTube live Instagram live li xew ci internet bi journal du web comme ni koy laaj di waxee jaajëfal naa la Diouf maa ngi lay nuyu yaa ngi waajal tabaski bi. waaw maa ngi ci waaj bu ndaw rek xam nga man moom ay feet dafa man ki feetu moom nekkuma feet daal. yi lay def de waajal na ay sañsem première ni muy daggee yàpp ainsi de suite ba ci guddi gi. nuyu naa téléspectateurs yi di leen dalal. di la nuyu Ndiaye borom Sénégal yaa moom Sénégal donc tabaski bi kar leen ko de bu leen ko bàyyi mu rëcc donc di leen dalal seen émission li xew ci biir internet bi tey nag Ndiaye. balaa sax ma lay bàyyi ngay tàmbali man dafa am loo xamante ne nii dama ko gis. mu nekk alerte mu metti ma. démb ñu ngi doon wax waxi bus tata. waaw tey encore ma indiwaat beneen bus tata. te bus tata yi. waaw parfois dañuy xaw a doy waar nag mais damay gis ci internet bi ñu leen di filmer rek gars yi non kii moom avec la complicité de suñu réalisateur Pape Samba. dinañu won kii nga xamante ne bus bi dafa dugg ci benn zone boo xamante ne voilà benn zone boo xamante ne ay xale dañ koy fréquenter. xoolal ni mu def mooy d'habitude am nañu habitude di njëkkante ñoom ñu bari dañ koy gis mais dañuy rawante ci biir tali bi di course. voilà lii nga foog ne jaadu na imaginer heureusement sax école dafa tëj. mais bu école tëjul woon élèves yi war a génn maara day taal yi ñaan ñu ko yàlla xoolal li à contresens. benn témoin mi ngi ci woon vidéo bi ci bi mu koy filmé expliqué na situation bi ni mel ñu bari di ko gis ci koñ yi parfois ñu gis ñaari bus tata di doon course mel ni kuy course. dañu doon course te pourtant dañuy yeb ay clients ñu dégtal leen ko ci. ñu ngi nii seen wetu terminus tata yi 51 la xaw ma 52 dañ doon njëkkante te yeb nañ ay nit de. waaw di njëkkante ba nar a indi musiba fii laalante ñu ngi nii instant yi bloque la circulation voilà gis nga Sénégal les chauffeurs des transports en commun sont tellement. voilà baax na ci ñuy def ay alertes yu ci bari wax nañ ko seen émission interactive yu ci bari internet yi yéen a koy filmer nekk ay témoins ñun dañuy vérifier daal di doog a partager ak yéen lii ñu ci bari dañ koy gis ci koñ yi mais baax na ñu ci alerter autorités yi. mais surtout aussi homme de tenue yi nekk ci tali bi parfois aussi ñu gën a xam naa sévère nañ sax. mais bàyyi ci xel. yii tamit gars yi gën a leen conscientiser. dañuy dem sax ba bàyyi di dem ay koñ yoo xamante ne gisuñu policier ñu daal di commencer di def li ñuy def loolu la ñuy def. doy na waar. buñ ci jógee ñu dem directement Yoff. waaw lycée ba la fa xewoon image yi def na. saccage yi tour ci réseaux sociaux yi. ak il paraît que ba tey xale yi am nañu ñu identifier ñu ci bari sanctionné leen ñenn ñi sax dañu doon ay mandat de dépôt. waaw daal dinañ identifier 16 xale yoo xamante ne ni identifier nañ leen jël nañ leen. léegi nag xam nga maa ngi la doon wax ne que ne proviseur école bi dafa porté woon plainte. ba ci am na kenn koo xamante ne ku am 18 ans moom dañ ko jàppoon mu war a tëdd. vacances yi yëpp léegi nag réseaux sociaux comme ci réseaux sociaux la ñuy dox ñoom tamit dañu daal di jóg ndax nee nañu dañu jàpp nekk sanction yooyu dafa sévère trop. voilà ci élèves yooyu donc am na ñu ne pas de prison. am na ñu ne ils préfèrent ñu traduire élèves yi en conseil de discipline am na sax ñu ne dañuy def exclusion définitive de l'école donc conseil de discipline moom loolu la proposé léegi nag am ñu ne non nañ leen tëj prison mais la plupart des internautes nee nañu non bu ñu leen def noonu ou bien ñu yóbbu leen ci Nietzsche ci équipe bi ñu former leen wala ñu yóbbu leen en tout cas ci beneen sanction boo xamante ne nii voilà sanction civique quoi. ñu mën a xam ni. li ñu def ni jaaduwul mais ñenn ñi nee nañ seen place de prison. parce que jeune de 14 ans lañ mën na. c'est des mineurs situation bi. voilà am na ay mineurs am na sax ñu naan du ñoom la ñu war a sanctionner directement mais nañu dem seen kër xool parents yi yar bi bon. voilà xam nga ku ci nekk daal mi ngi joxe son avis waaw. la loi c'est la loi parce que y a une plainte qui a déjà été déposée. donc loolu la yoon moom bu xasee bu dugg ci affaire commentaire yi bari na nii la. voilà ci situation bi ba tey mooy def buzz ci réseaux sociaux yi ku nekk ci commentaire internautes yi seen avis dafay compter moo tax. ñu koy partagé ci situation yu ni mel saccage yi nga xam ne moo xewoon fële ca lycée bu Yoff lu Bassirou phytosanitaire Diagne nee na nañ leen yóbbu Bango formation militaire. pourquoi li nga doon wax démb rek. pourquoi pas am na ku ne. mais dama ci gis benn xale bu am 18 ans 4e loolu.
yow tamit ça dépend rek ci yéex a dugg classe bi wala doublé yéen. bàyyi mu dugg foofu bàyyi. 18 quatrième bon voilà. réaction yi ak internet yi hashtag bi ñu rappelé waat leen ko sunu net la Facebook live YouTube live ak Midi Plus. même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem ci chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias déjà ngeen liké. ba pare commentaire ci émission bi commentaire yëpp ñu ngi koy gis ak équipe digitale bi jaajëfal mag yi ak ñoom Adja ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàpp ci liggéey bi ba ñu koy gis Tabaski 2.0. fi mu ne nii mën nañu ko waxee noonu njaayum xar yeeg fi mu ne nii commentaire yeeg ku ne di jaay ci réseaux sociaux yi vide dressing bi mi ngi ci xar yi te am na ku naan xaru digital yi ku ko jënd day mel ne xaru chinois yi dañ koy chargé ma ne ko non pourtant am nañu ciy jaay xar seen business di ci non am na sax groupe boo xamante ne nii mi ngi tudd vente de mouton c'est-à-dire ñoom lenn soxalu leen lu dul jaayum kii ni mu tuddati xar donc surtout si tabaski bi dara li ñu ngi fi xëy na mën nga dem déplacé wu dem gisal sa bopp mais en tout cas jaayum xar bi indi nañ ko ci digital bi groupe yaa ngi fi même groupe yi nga xamante ne sax daanuñu faral di jaay xar ñoom tamit ñu ngi dugal di ko joxe seen numéro pour ñu daal di leen enfin ku intéressé xar ñëw jënd dañuy photo xar bi ba mu baax defal ko présentation comme ni ñuy présenté yére du sax d'ailleurs xar yi collection tabaski yi génn na pour sama mbokku jigéen ñi ak mbokku góor yi xale yi tamit defal nañ leen seen connexion te lépp ngi ci digital bi njaay bi lépp mi ngi ci internet bi dañ koy photo teg ko ne la pour 0 à tel âge yow jigéen wax la sa taille après da ngay ajuster rek macha allah business buy dox la mi ngi nii waaw loolu la xanaa di ci profiter rek di nuyuwaale Maymuna Njaay rek moom it daa yor dara la fële ca Cambérène waaw am na ko ne de ku xalaatul lendemain tabaski du la neex defar bilaay wala 20 jours yi des ci kii bi xam nga fi mu ne nii salaire mois yi daanaka comme ni waa ji mu wax ne am na ñoo xam ne seen ñi ngi wax rek 31 la 31 jours la am na ko ne ñi ngi wax rek fi mu ne nii waaye am na ñoo xam ne seen salaire mois de juillet jeex na jeex na kay jeex na balaa salaire bi di dugg léegi après tabaski jeex amaat na yeneen 20 jours yu desaat ci mois bi mais en tout cas ñuy interpellé waale tamit yenn commerçant yi waaw parce que dañoo yokk affaire yi waaw yokk nañ soble mi transport bi mi ngi nii waaw mi ngi nii te xam nga dañuy kaas naan bu ñu dem feneen bu ñu dem léegi nag bu ñuy ñëw ci yéen di consommer local ngir yàlla war a suuli wàccee leen kii ndax soble bi yokk na lépp a yokk doy na waar lépp a yokk wan ñu xar yi tànk ñoom mairie ni ñu fas yéene def seen xaru tabaski yi seen jëkkër yi dem ñafe ba sonn indi xar yi tànku ndey génn umpaañ boppu njëkk non lii sama yaay ma ci sonal boppu njëkke effectivement suñu aada la waaye monsieur Diouf moom bëggul yi monsieur Diouf boobu mu ne xoolal sama xar bu ci dara manqué commentaire leen ñu ak ni mu nar a demee soxna yi sax laay wax leen ñu yéen naka ngeen naree defee est-ce que yéen da ngeen di génnee tànk yi wala bopp yi wala faaru bàjjeen yeeg mënul ñàkk waaye fi jamono toll nag fi ne nii fi jamono changé na xam naa xale yi 2.0 yi saqana naan génération Y yi wala Z génération Z ñoom nekkuñu ci voilà nii la tabaski ak internet yeeg réseaux sociaux yi balaa ñoo yegg ci solo yeeg yooyu préparation yi am na solo waaye ñii tamit il faut fallait que ñu joxe information bi maam jaara yi ca Poroxaan 34 maam jaara maanaam ki nga xamante ne école yi ñuy formé ci njàngum alxuraan dañu doon def seen fête génnee ci 34 maam jaara yoo xamante ne mokkal nañu alxuraan image yaa nekk nii sama yaram baa ngi daw sax Ndiaye bi la xoolal j'ai la chair de poule bi la xoolal macha allah non c'est vraiment looy ñaanal la muy ku si nekk am say ñees wala say doom donc di leen féliciter di leen encourager parce que lii tamit dafa baax a wane. baax na ñu koy fësal mi ngi nii 34 maam jaara macha allah yal nañu yeggale seen sago. amiin ñu jàng alxuraan ba wàcc. amiin ñu ko doon féetee di wàccaayu tabaski bi bari na ci actuellement daara yi nga xam ne ci période yi la ñuy def. ñibbi def seen fête def seen fête comme ni ñu koy waxee ci école nasaraan yi. ñi nga xam dañu wàcc alxuraan ñu daal di leen profité bégal leen macha allah en tout cas di leen ñaanal yàlla ñu yeggale ci jàmm. amiin waaye lii tamit gis naa ni cri de cœur la. ci c'est vrai nouvelle infrastructure yi. lu ci bari am na nag am na ñoo xamante ni ñi ngi xalaat bu baax les personnes à mobilité réduite. di leen fàttaliku mooy di xalaat ni ñi nga xamante ni seen cër yëpp matul. waaw parce que bu ñu matee tamit dañoo am ay. kii ñuy wane nii dafay expliquer ne que ne moom dafa doon dugg ci teer gi. daal di laajte fan la nit ñi à mobilité réduite mën a toog ñu ne ko amul. donc moom tamit muy lancer cri de cœur ne leen il faut que léegi bu ñuy tabax ñu daal di leen sóoraale. parce que ñi tabax teer bi naam ay nasaraan lañu mais ñoom boo demee seen dëkk am na ay jumtukaay yoo xamante ne dañ ko prévoir pour ñi nga xamante ne à mobilité réduite la donc ñun tamit ñu interpeller aussi suñu autorités yi pour BRT baa ngi ñëw ak yeneen. ñu bàyyi leen xel aussi bu baax. et dans beaucoup d'entreprises
dans beaucoup d'entreprises parfois on oublie les personnes à mobilité réduite. Gis naa ñu publicité ay bus yu bees je pense bien ak Dakar Dem Dikk je pense bien xalaat nañu ñooñu ñi nga xamante ni am nañu jafe-jafe dox ak wala ñi nga xam ñoo nekk ci fauteuil roulant yooyu tamit baax nañu koy fàttalikoo it tamit moo tax cri de cœur ñu gisoon ne war nañ ko partager waaye lii tamit dafa xew alerte la ah. ci moom xam naa ni spécial alerte la kii am na ku témoigner bëggul woon fësal. nee na ñiy jaay ci dugg ci kër yi naan dañuy jaay ay puudaru mbóot. ambulant yi. ñiy def ci seen bopp yi. waaw pour kii teeñ waaw. ci ay produits yoo xamante ni lu doy waar la. nee na mbirum Covid sax lañ ci def ci biir. exactement donc comme ni nga ko gisee nii benn audio la ñu jot. kooku di alerter dafa wax ne que dafa am benn ambulant boo xamante ne dafa ñëw di jaay ay garab mu jaayaale lii ngeen gis. vaccin la poliomyélite ak Covid. mu daal di ko jaay seen jànk. xam naa kooku mënul lire moo tax mënu ko identifier ne leen lii pour yoo la astafurla garabu kii la. teeñ donc ba sax di ko jox posologie naan ko da nga koy boole karité da nga koy def sa bopp ak yooyu donc. papa ji moom moo si daal di ko gis nii. daal di def audio daal di alerter donc ñu bàyyi xel encore parce que yii quand même Ndiaye. ay médicaments yoo xamante ne ay médecins ñoom ñoo koy jot. donc ñu def attention pour xool fan la médicaments yi di mujjee. parce que c'est pas normal que ambulant di si jot bay ñëw di joxe posologie naan ay boole ko karité wala nangam seen. di indiwaat yeneen jëye. baax na ñuy alerter ñun baaxoon nañu di alerter sensibiliser leen yéen téléspectateurs yi internautes yi nga xam ne heure bii baaxoon nañu di voilà añ ba pare wala di waajal añ di suivre Midi Plus suivre li xew ci biir internet bi bu ñu ci jógee ñu waxtaanee lu am solo Bitcoin monnaie électronique Centrafrique fi mu ne nii jël nañu dogal mu bokk ci seen xaalis Centrafrique nag. bokk na fi mu ne nii bokk ci dëkk Afrique yi njëkk a officialiser lii nga xamante ni mooy monnaie électronique mooy xaalis yi nga xamante ni dafay jaar ci jamono yi bees yi yees yi xarala yeeg yooyu lu am solo la. waaw lu am solo la d'ailleurs Salvador moom moo njëkk a nekk dëkk bi ko adopté. ensuite Centrafrique daal di ko ñëw daal di adopté. ñoom nag ñu ngi ko tuddee Sango Coin. Sango pour dire que Sango ñoom si seen làkk moom mooy richesse. waaw mooy richesse mooy alal voilà donc Sango Coin lañ ko tuddee donc ñu daal di ñoom adopté ko ndax nee nañu loolu dafay jàppale néew di doole yi di mën a investir ci ay projet ministère ak yooyu donc seen président bi ñoom moo ko lancé en direct sur les réseaux sociaux ñu daal di nag dem waxtaan ci ak ki nga xamante ne moom moo di Mohamed Dabo moom formateur la en crypto-monnaie mu daal di ñu jox analyse ak xalaatam ci mbir boobu. lii di crypto-monnaie donc plus précisément le bitcoin donc ñàkku leen ngeen xam jot information fan yii nii les crypto-monnaies sont utilisées maanaam nit ñi ñoo ngi koy utiliser à travers partout moo xam ci njënd ak njaay moo xam ci investissement moo xam ci lépp donc bëri na léegi ay nit yu koy jënd rawatina nag ay dëkk yoo xamante ne dañ ko adopté su ma nee nag dëkk yu ko adopté maanaam c'est comme Sénégal exemple franc CFA lañ fi utiliser état bi mënoon na décider jël adopté crypto-monnaie bu ñu naan bitcoin comme deuxième monnaie légale maanaam day légal comme franc CFA nu mu légal mun nga si jënd say marchandises mun nga si jënd crédit téléphonique mun nga si jënd lépp loo soxla à travers le bitcoin et dëkk bi ko njëkk adopté mu ngi tudd le Salvador donc moom moo ko adopté en 2021 léegi nag en Afrique le premier pays bu ko njëkk adopté et ñoo ngi koy woowee Centrafrique donc dëkk boobu noonu franc CFA la ñuy utiliser donc le Centrafrique franc CFA la ñuy utiliser mais depuis le 27 avril 2022 adopté nañ lii di bitcoin comme deuxième monnaie maanaam c'est une monnaie légale foofu noonu nu ñuy utiliser foofu noonu franc CFA Centrafrique franc CFA la ñuy utiliser. jaajëf Mouhamed Dabo moom formateur la en crypto-monnaie maanaam mbirum monnaie électronique bitcoin jaajëf ci explication yi leer na. tey la mercredi xam ngeen ni mercredi saa su ne leen présenté benn compte bu ñu tuppee compte utile. yéen internautes yéen a ciy jàpp grâce suñu hashtag bi compte utile que ça soit mu nekk Facebook. Twitter ou Instagram wala TikTok dañuy choisir benn compte boo xamante ni dañ leen koy présenter dañuy gis ni am na njëriñ wala yéen ci seen bopp ngeen gis ni
compte bi am na njëriñ ñu présenté leen ko tey kan la ñu indi ci compte TikTok. tey de si 3e âge laa dem. mooy génération X ñooñu mooy ñu mag ñi parce que xam nga dañuy faral di naan ñoom du ñu nekk tout le temps si réseaux sociaux yi comme TikTok ak yooyu parce que TikTok c'est plutôt jeune. mais kii mi ngi tudd Mame Birama Diop. donc suñu benn papa bu baax la boo xamante ne nii moom it day def ay TikTok mais ay compte utile lañ ko dugal tey parce que dafay daal di ñaax ñi nga xamante ne mooy jeunes yi. di leen jox ay conseils moo xam ci business moo xam ci seen religion moo xam sax si yàq bi naka ngeen di maximiser seen temps naka ngeen di créer seen business moo xam ci jaayum yére bi et cetera et cetera. donc mu nekk benn compte boo xamante ne nii da leen di jox ay conseils mën ngeen de temps en temps dem di xool di déglu lu muy wax ndaxte am na solo. am na solo mooy nekk compte bi ngeen di gis noonu mën ngeen dem like ko vidéo mi yaa ngi noonu tey amuñu temps moo tax duñu mën a jàllale quelques extraits mais jaajëfal ko. ci compte boobu buñ ci jógee ñu wax Jili CSB waaw jaajëfal ko jaajëfal internautes yi choisiroon nañ benn internaute bu ñëwoon jël si cadeau am. waaw jaajëfal moom sponsor Seydina officiel Omar la sërëm yónnee mi ngi noonu donc sërëm moo ko représenté. voilà nii rek lañ koy defee cadeau yi nga xamante ne moom moo di cadeau am d'ailleurs pour image cachée bi yaa ngi ma doon wax. bien sûr c'est ki nga xamante ne moom mooy Tata Eugénie. feu Eugénie Rokhaya Aw donc moom moo nekkoon directrice CESTI di ko jaalewaat encore sa famille et ses proches donc ki nga xamante ne moom moo trouvé li nga xamante ne moom moo di image cachée boobu mooy Djibi Bafé ci YouTube la moom commenté daal di joxe waale biographie ki nga xamante ne moom moo di ancienne directrice bi Eugénie donc Djibi am nga fii loo yoo xamante ne nii soo ñëwee Jili CSB moom moo la ko may. jaajëfal mairie jaajëfal internautes yi ñu bàyyiwaat El Hadj mu yeggale ak invité bi di Doudou Ndiaye Mbengue jaajëfal réalisateur connecté. Biiru Samba ak Youssou mi nekkoon ci montage yeeg defar éléments yi jaajëfal la yéen internautes yi rappelé waat leen hashtag bi Midi Plus la sunu net Facebook live YouTube live Instagram live. et on vous dit à demain inch'Allah. à demain inch'Allah ñu waajal tabaski bi El Hadj boo paree ci ginnaaw je pense mën nañu la bàyyi nga yeggale ak sa invité.